gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan. D'abord maa ngi leen di remercier di leen féliciter ci seet bi ngeen ma seet si pour ñu waxtaan ci cadre lutte traditionnelle. kon nag yaakaar naa ne su ngeen waxee làmb rek. yaakaar naa ne laal ngeen Manga 2. mais tey comme que yow nekkoon nga fi meilleur lutteur surtout dem nga ba nekk tamit meilleur lutteur su ma juumul ci li nga xamante ne moom mooy boxe su ma juumul nekk nga fi tamit meilleur nekk nga fi tamit roi des arènes tey père sa parcours tuuti rek ñaata combat nga def tey bu ñu ko doon résumé ñaata combat nga def. non combat yu ma def bari na parce que déjà xam nga dafa am ay combat yoo xam ne niñ ko wax sa ay combat deuxième combat yooyu. ay premier combat ou bien ay tournoi de lutte ñu jël yooyu yëpp mën loo ko citer. mais quelques combats yoo xam ne am nañu importance mën na une quarantaine de combats. parce que dama bëri ak suma mag bëri ak suma morom yi bëri ak suma rak. waaw donc 3 générations laa bëril. ok waaw parce que pour te dire 3 générations laay bëri naa ak ñoom Double Less. bëri naa ak suma morom yi ñoom Mor Fadam. bëri naa ak ñoom Balla Beye Dame Suguer. donc 3 générations laa bëri yaakaar naa ne déggu nga tur yu Mayoro Fall. ñooy yëpp. ñoom Ousmane Ngom. donc ñooy yëpp bëri naa ak ñoom. waaw. Père Manga làmb da nga koo doon parce que ku ne Père Manga ne séeréer te séeréer en général da ngay gis ne macha allah mën nañu wax ne sax ñoom ñoo encombré làmb ji sama mbokk séeréer yi ma leen di nuyu au passage mais làmb da nga ko doon. waaw làmb dama ko doon. ok dama ko doon ci baay doon ko ci suma nijaay. waaw parce que suma nijaay ñëpp xam nañ ko. donc dans les villages environnants temps boobu moo doon am. ñoom dañu doon jógee di dem bëre ci village environnant yi. mais su demee gannaawam mosul laal suuf. nga doon na ko. ndax am na benn kii sax boo xamante ni dama koo déggoon ñu ne Père Manga dafa am benn anecdote boo xamante ni dama koo jàpp ñu ne dafa boo daan ànd ak dafa am da nga àndoon ak sa papa nga demoon doon jëli dundu. léegi après Père Manga dégg benn mbabat rek. waaw enfin c'est bàyyi ko fa loolu nan la demee. waaw foofu c'est dans la lutte traditionnelle. xam nga ñun ay béykat la ñun waa Joal. nawet su jotee loo jàng da ngay am tool boo xam ne moom ngeen di béyee fii toolu basi fii toolu gerte ainsi de suite. ci récolte bi mu jotee nag dañu demoon defi récolte dugub bi. suñu dund bi jeex. ma war a dellu soit ci dëkk bi Fadiouth. jër si dund bi pour lu ñu lekkee ci suba sa. ma dem fekk ñu tëgg làmb njànd. bu ñu tëgg làmb njànd aussi ma jàdd ci làmb ji di bëre au lieu ma continuer c'était vers 4 heures laa ñib si yoon. ma bëre ba yàlla defal ma am ndam jël drapeau bi. donc drapeau bi mu ne di ma ko remettre tey dañu xaar ba suba ñu remettre ma ko. donc ma obligé fanaan foofu ba ñu jox ma drapeau bi ma demaat au lieu ma demaat jël si lekk yi ma continuer ci tool ya wax paa bi ne egguma mu ne ana lekk bi ma ne ko indiwuma ko de egguma fa donc dama jaadoon di bëre. moom dafa yëngal bopp rek mais waxuma dara. mais waxuma dara après à partir de là. ma dellu soit dëkk ba. dem jëli dund bi. mos nañ laa jox meilleur lutteur kii traditionnel su ma juumul. mos nañ la koo jox mais nommé na ne tamit meilleur lutteur mën nañu wax ne ñi dàq boxe tamit ñi dàq xeex. Père Manga loolu nan la ñëwee woon. non enfin lutte traditionnelle bi drapeau yu ma jël bëri na. ok donc pour te dire que par exemple arène Massawari Dione. bu nekkoon Nimsaat maa yor drapeau yi boobu ba tey. donc am na ay drapeau yoo xam ne ci arène Doudou Baka Sarr jël naa ko. c'était ay armoire. machine bu ñuy béyee sax jël naa ko ci làmb ci lutte traditionnelle. macha allah waaw. donc boxe bi aussi. neexuloon lu ma jëloon pour professionnel dama doon entraîner ay mag. ñoom bu ñu wax Papa Kane yore ma du Papa Kane mbër de Papa Kane boxeur. ñoo yore ma am combat boxe yàlla defal ma ko waa ji. ma amaat combat boxe aussi ñu di ko wax Pathé Fall ma def ko kaw aussi. mais taxuloon mu nekk suma profession. dafa taxoon ma di jàng ay leçons pour làmb ji. ok waaw macha allah. Père beneen bi mooy yow mën nañu wax ni roi des arènes moom. benn titre moo ko fi am muy yow parce que ba ñëwee ci làmb yàggul mais loolu moom ñëpp xam nañ ko titre roi des arènes nañ la ñëwee ci yow ak tamit
titre bi est-ce que amoon na récompense wala chaque année dañ am lu ñu la doon jox titre roi des arènes nan la doon demee. non titre roi des arènes ñëpp ay roi des arènes lañ ku ñu wax roi des arènes rek roi des arènes nga parce que da nga def dara ba ñu nommé la roi des arènes. kon su ma rakkee yi ñuy wax roi des arènes nag c'est des vrais rois des arènes. parce que dara dañu prouver ba nekk roi des arènes. mais comité moo nekkoon fii ñu ko wax le CNP de lutte donc moo doon gérer lamb ji en ce temps-là. donc ñu def ay tournois ñii di bëri fële ñii di bëri fële ba man ak Mor Fadam ñu egsi ci tournoi bi en finale. bu ñu egsi finale aussi ñu bëri première édition bi ñu match nul en fait match nul la ñu ko wax mais pour man maa daanoon parce que faxatoon naa ko ba mu sukk mais arbitre bi joxuloon jël mais su nekkoon tey dañuy joxe jël. donc ñu ne deuxième dimanche bi il faut ñu bëriwaat ko. ñu bëriwaat ko yàlla jox ma ndam encore ci kawam mu leer. donc noonu laay jëlee ñu ne ma le roi des arènes. le roi des arènes aussi amoon na règlement suñu toogee ba 3 mois dañ la indi 4 personnes nga choisir benn adversaire pour bëri drapeau bi mais mënoon naa bëri aussi combat te du nekk drapeau bi. parce que entre temps bëri naa fii le drapeau de la première dame madame Elisabeth bëri naa fii aussi un drapeau de Tanor Dieng donc am na ay drapeau yoo xam ne yu bëri bëri naa ko. waaw am na fu ma daan am na fu ma daanoo. donc ñu ma bëree aussi drapeau bi ñu teg drapeau bi yëpp ma am ndam ci seen kaw. ba plus de 10 ans boo xam ne avant may génn làmb ji drapeau bi mu ngi ak man. wax naa mun naa wax ne drapeau bi ba léegi kenn jëlu ko ci man. teguñ ko kenn jëlu ko ci man jusqu'à nos heures. nga am drapeau bi mais drapeau bi mu ngi fii. léegi un jour xam naa bis suñ fi ñëwatee dañ koy waajal pour nga kiiwal ñu ko. non day doy waar su drapeau bu ñu defoon doy xam nga ne ay kii laal nañ ko tuuti. L'essentiel tu as les images. nga am les images archivées ñu ngi fii. donc su ngeen ko utee di ngeen ko am. incha allah beneen bi mooy tamit wax naa la ko sànq dafa amoon kii comme dañ la daan jox. waa prime waaw dafa amoon ay prime parce que déjà su ma ngémboo cosaan lutte traditionnelle su ma ñëwee ci làmb ji dafa am prime yu may jox su ma toogee aussi. ñu invité ma ci làmb ji ma ñëw indi drapeau bi sans ngembu traditionnel aussi am na ay prime yu may jox aussi. xaalis la nekkoon. waaw xaalis comme ñaata xaalis la nekk. comme ñaata. jarul ñu ci egg ci bëriwuloon nag. kon taayoo roi des arènes bi neexoon na de. non neexoon na mais taxuloon mu nekk xaalis bi tey de. xaalis bi tey moo gën a neex. parce que ay combat 100 millions moo gën a neex ndaw si. donc te temps yooyu amul ay combat 100 millions 50 millions. amu ko woon. non amu ko woon. mu amaat sa benn combat boo xam te ni dama ko doon dégg mu xaw maa marqué muy sa combat ak Balla Beye mooy bi nga ko daanee te doyaloo bés bi. non pour nga wax ne doyalu ma jële la seulement voilà c'est un sportif xam nga c'est un taquineur aussi. avant combat bi lu nekk la doon wax di woote di wax lu nekk. ba ci biir làmb ji ay. wax yu ñaaw la doon wax sax enfin ñaawul en tant que sportif. parce que il faut ñu admettre loolu. sa biir bu rëy bi dinaa ci dóor ba nga wasin ay seex yu ci nekk. quoi xam nga Balla c'est un farceur en même temps Balla Beye donc ci biir loolu énervement tuuti amoon na. donc yàlla def ma daan ko. bu may ko daan non dañu wax ne dama ko xoj mais dama jëfandu pour jóg. bës da koo bës parce que temps yi dafa gàtt da nga koo daan te doyaloo ko. non c'est le sport. c'est le sport ndeysaan pour yooyu ñuy suivre circuler fa kon nee naa leen parce que ñoom ndeysaan ba ñuy bëree naam judduwuñu mais ay archives li mu wax rek parfois ñu ñëw tamit da ciy gën a baax père ñu ñëw ci li nga xam te ne moom mooy lamb traditionnel ndax gis nañ ni yow moom macha allah da nga koo mën di ñaan yàlla ndax gis nañ ni tamit instant bi fi nga toll tey bu ñu demee ba CNG lépp loo xam te ne moom mooy lutte simple ñu jël jox la ko mérite la. te am na foo ko mën a yóbbu lutte simple bi instant bi nan nga ko gisee ndax gis nañ ne boo yu bari dañ doon favoriser sax lutte avec frappe mais léegi lutte simple bi dafa teg tànk bu baax a baax nan nga gisee lutte simple bi. macha allah sant yàlla bu baax a baax parce que su defee ñu jox la yëf nga dund yëf bi nga dund xam ko yaakaar naa ne yàlla mooy joxe ndam dañu ñaan yàlla di ñu jox ndam rek. lutte traditionnelle. dafa nekk loo xam ne c'est pas au hasard pour mu jox ma ko parce que dama ko xam nekk ci ba mag ba ñëw ci lutte avec frappe ba yàlla ci jox ma ndam
donc yaakaar naa tous les villages environnants de Fadiouth bëri naa fa donc ku nekk ay xale ba mu jàng école du dugg ci àll bi du dugg ci dëkk yi di bëre yaakaar naa ne xam na làmb su la waxee ne xamul làmb daf lay nax donc yàlla su defee ñu jox ma ci bopp kuréel boobu ma nekk vice-président chargé de la lutte traditionnelle de passage je me remercier mon ministre Makhtar Ba ça veut dire que Makhtar Ba c'est un ministre des sports donc rawatina nag suma président mu Birane Sène maa ngi ko nuyu de passage de nuyu le comité du CNG yëpp parce que kenn su jàppee ci yëf da ngay foog ne ku nekk président la parce que ku nekk tey def yëf fi boppam le drapeau de chef de l'État je ne dirais pas que c'est Manga 2 qui a organisé ça mais sous tous les membres am na yoo xam ne comme par exemple xalaat yoo xam ne membres yi ñoo ma ko jox am na jàpp boo xam ne membres yi Manga 2 mënu loon fa egg ñoo ko def kon maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp dañu defoon comme par exemple benn say ñu ñoo bokk day ñu ñoo ko bokk bàyyi pour la réussite de cette manifestation de la réussite du drapeau de chef de l'État ñëpp ba ci investiroon père ñu gis bii nii drapeau chef de l'État bi dafa xaw a am na bruit xam naa peut-être yaa ngi dégg bruit bi ndax gisoon nañ ni père Ibrahima Mbaye moom yoroon na ko mu nekk koo xamante ni professionnel la ñi ngi ko dégg sax ci benn interview muy expliqué ni woo leen ko réunion que ni leen ko jàppoon da ngeen a amoon réunion ak moom ngeen faussé ko xam nga ba gars yi di dem dafa jekk mais en tant que yow mi nga xamante ni yow yaa chargé woon loolu noonu pourquoi ngeen jëlee ko ci Ibrahima Mbaye dem jox ay ñoom Ameth ak ay ñoom. non soo waxee ne nga jëlee fii Ibrahima Mbaye day ñaaw. ngeen. waaw ngeen daal dama généraliser. waaw jëlewuñu Ibrahima Mbaye noonu. xam nga loo gis rek ay détails duma ci dugg. mais loo gis rek structure bu ñëw rek. dafa am ay innovation jéem a xool ay changement jéem a waxtaan ak nit yi mais ñëpp benn lañu. Ibrahima Mbaye nekk fii ou bien keneen nekk fii c'est la même chose. et je pense que Ibrahima Mbaye c'est un éducateur c'est un formateur il doit se féliciter de cela. nga dem sa benn morom ñëw. élection biir aussi kooku day dem keneen ñëwaat. c'est toujours la loi des sports. tey fu ma toog tey en tant que vice-président chargé de la lutte traditionnelle xalaat naa ne comme par exemple damay dem keneen ñëw. keneen kooku su ñëwee su ma amee ay xalaat dama ko yokk. parce que loo gis rek ñëpp xëj nañ ci donc képp ku ñu jox mu nekk ci yëf ñëpp dañ ci war a jàpp. ànd ak moom ba liggéey bi parce que làmb ñun ñoo ko moomal suñu bopp damañ ko jégaane fenn. kon nag ñun ñoo ko war a rafetal ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp. mais kenn duñu ko defaral ñun ñoo koy defaral suñu bopp. man loolu laa xalaat. nan nga gisee général bu Malika. c'est un excellent lutteur. il a des qualités et il peut être un champion. parce que da nga ko fee waxoon ci rëg-rëg su ma juumul man maa la jël si woon. nga ni ma rëg-rëg nañ ko bàyyi xel te c'est un excellent lutteur te buñ ko bàyyi xel tuuti. dina am di ngeen ko dégg fenn su ma juumul fii lañ ko waxee woon. waaw fii lañ ko waxee woon. parce que déjà man su ma gisee xale. gis jëmam. gis ni mu bëggee sport gis tànk bu mu teg. tànk boobu su ko bàyyil mun naa wax ne xale bi su bàyyil tànk bi mu teg. su bàyyil yoon boobu dina réussir. Reug Reug ci voie boobu la nekkoon ma gis ko mu nekk xale bu xarañ mu nekk xale bu xam ne li muy def daf ko gëm. fooyewu ko donc am ay sacrifice boo xam ne mu ngi koy def te ma xam ko ma xam ne kii c'est un champion. mun na nekk champion suñ ko jàppalee tuuti ci ay conseils day dem. parce que nit su buggee lu muy def rek te yàlla may ko ci yaakaar naa pour mu réussir yi day yomb. waaw vision boobu laa gisoon ci moom moo tax moo xaw ne. kii na nga ko bàyyi xel mun na nekk champion ëllëg. te maa ngi ci kàddu yooyu ba tey parce que yoon bu mu teg. bàyyagum ko yoon bu mu jàppoon bàyyagum ko. mu ngi ci yoon bi. am na keneen tamit ñu ngi ko gis tamit ci lutte simple bi Serigne Ndiaye 2 moom it. non xam nga loolu duma ci waxati dara parce que à chaque fois su ma waxee. day foog yàlla moo koy def mu xaw a méngoo. moo damay bàyyi comme ñoom ñëpp laa yemale. ñoom ñëpp maa nekk seen baay. ñoom ñëpp maa nekk seen nijaay nekk seen mag. dama leen di bàyyi ku nekk yàlla lu mu def ci moom rek ñu xam ne loolu la. mais Serigne Ndiaye c'est un grand champion. waa ñooñu yëpp. oui c'est possible ay seen morom ku nekk moo xam fu mu war a jàpp pour émerger. mais instant bi gis nañ tamit làmb culture ñu gis ni séeréer yi comme ñu ngi ko doon wax ndax gars yi bu ñuy jël référence dañ naan Manga 2 su daan dugg si stade da ngay xam ne kii rek aada séeréer lay indi da ngay gis ñoom Double Less Falaye Baldé et tant d'autres bari nañ ñu gis ni léegi xale yi cosaan dafa xaw a mel ni te dañ ne làmb culture la. dafa war a am cosaan mais ñu gis ne cosaan bi
dafa xaw a léegi des loolu nan nga ko gisee. nu ma ko gisee rek mooy liggéey bi ma commencé di def parce que soo seetloo mbapat yu may def yëpp ba def ko film la j'ai insisté à la tradition soo gisee drapeau chef de l'État am na ay xale yoo xam ne dañu ngémb woon sol colin cosaan séeréer yow gis nga ko fa donc yooyu yëpp c'est des appels ba ñu wax conscientiser xale yi pour ñu mun a dellusiwaat ci cosaan bi donc nañ ko liggéey ndànk pour lu ñu bàyyoon lu ñu réeroon te ñu xam ne mooy suñu cosaan ñu dellusiwaat ci waaw. mais cosaan bi day kii ci làmb. mais cosaan dafa am valeur may suñu làmb demuñ ko jéegaane demuñu France di ko jéegaane foofu demuñu États-Unis di ko jéegaane fii la réalité mu ngi fii ñu ñoo ko moomal suñu boobu suñu maam yi ñoo ko doon def ñu fekk suñu maam yi di ko def ñu def ko donc dañu war a toppa suñu cosaan suñu cosaan dafa riche boo xam ne waruñu ñeex kenn ci culture waruñu ñeex kenn ci cosaan donc suivant loolu rek soo ko xoolee noonu rek nga xam ne taw yàlla su ñëwee rek dañ ci war a sangu balaa muy jeex loolu la 3 combats 4 combats il peut l'assurer le lutteur bi day entraîner jël benn combat ci at 12 mois ngay entraîner am benn combat ban njëriñ lay am ci entraînement yi da ngay gis joueurs yi chaque dimanche ñu dem football yi donc si tu es compétent xam li nga bëgg war nga mun a am dans la saison le mot 2 à 3 combats ñun dañu doon am ay 3 combats dans la saison. lu ëpp loolu. te benn adversaire mun nañu bëri ak ñoom Mohamed Ali bëri nañu mot 4 yoon. te benn adversaire ñu bëri 4 yoon donc je vois pas le problème. mbëri suñu ñemante dañu war a bëri seen biir. ça n'empêche pas que ñu nekk ci gannaaw doo bëri ak ñoom man bëri naa ak Dame Souguer te bëri ay grands combats dem si yàlla Mor Fadam dem si yàlla kii Tubaabu Joor Mor Nguer bëri naa ak ñoom te wàccaat ci bëri ak yeneen ça n'a rien à voir ñoom Boy Niang bëri naa ak ñoom Boy Niang numéro 1 donc je pense que c'est une bonne chose d'innover et je félicite tous les amateurs yoo xam ne et tous les promoteurs ñu mel comme Gaston Mbengue ci initiative boobu bu ñu indi initiative bu bees. Mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan